yu am sañ-sañu dogal li ñu leen di falee fenn loxo set ci sàcc ak luuba gi ñu leen di dalee njiit yu jege people bi di jiite ngir people bi te xam ne amuñu alal ju gën rëy kàttanu people bi mais c'est dommage xoolal Sénégal ay politiciens paria li ñu sàkketoo ci yalwaan lu si luy se tuddee ko partenariat lépp fii lépp fee damm seen poos jël bor yëpp gàll suñu loos kon fii ñu toll tey ñoom laa koy jiiñ. mbokk yi soxla seetaan Guédiawaye TV dal leen ak jàmm ci seen émission bu mag boobu ñu tuddee leerlu rek comme ni ñu leen ko waxee woon du nit mooy bëgg ñu invité la ci mais leerlu képp koo xam ni gis nañ ni am nga liggéey boo yor boo xam ne population Sénégal amal na leen njëriñ. ngi dem taataan ci yow jël la gën ko fësal ba nit ñi xam ne njëriñ la leerlu comme ni ñu leen koy waxaatee mooy lépp lu amal njëriñu askanu Sénégal rek. Guédiawaye télévision day dem ñu seeti la tey ñu ngi dégg ay financement ñu ngi dégg lu ne ci financement yi façon wax bu nekk ñu ngi ciy dégg ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci chaîne bi bindoon ñu waxoon yàgg ñoo wax ni bëgg nañu xam ci financement yi naka la demee ñu nit ñu ñëw ci ñi nga xam ne ñooñu bokk nañ ci responsable yi xam naka la affaire yi demee tey ñu seet si sunu président muy sunu kilifa muy koo xam ne ku ñu respecté Guédiawaye yàggal liggéeyal Guédiawaye yàggal liggéeyal jeunes yi yàgg jàppale tamit jigéen ñi ñu gën ko xam ci Omar Niass nag jaar-jaaram dañ leen koy bàyyil rek parce que ñu bëri ñi ku ko gis rek di nga xam Omar Niass engagement ak lépp mu def ko ci population bi kon Omar Niass lañ dalal tey suñu émission leerlu Omar Niass ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi ñu tuddee leerlu. waaw maa xam maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant. di la sant ci invitation bi. di rafetlu aussi initiative bi nga am di ba taxawal kuréel gu mel nii. ci Guédiawaye ba pare xalaat émission bu ñuy wax leerlu maanaam di leeral di jàngal nit ñi di leen wax pour ñu xam parce que ñàkk wax boobu baaxul. dafa indi ay fausse information ay rumeur ci rumeur moom baaxul. donc lii moom dama koy rafetlu di am mbégte vraiment teew ci tey mën a waxtaan ak yow ci fànn yu bari yoo xamante ni dañ koy defee pour yéen nit ñi. jàngal nit ñi gën a xam. waaw Omar tey ñu ngi dégg financement yi nag dafa bëri ay secteur ci lu ma jàpp. ñu dégg ni financement yi président Macky Sall yi wax daal moom la gars yi gën a jàpp que yeneen kuréel yi ñuy tudd te kanu yi ñuy mën a demee ci financement yooyu ñu bëgg a xam ba xam financement yooyu est-ce que c'est réel am na wala ay wax la rek. waaw financement yi am na parce que man déjà maa ngi nekk ci kuréel gu ñuy wax ville de Guédiawaye. yor cellule planification ak promotion économique donc lépp loo xamante ni. day jëmale askan bi kanam la ci koom-koom moo xam jigéen la xale la wala artisan ci loolu lay yëngatu loolu nag yàgg na ça fait 22 ans donc façon financement bu nekk jaar na fi ñu ànd ceeg jigéen ñi di ci liggéey mais bii nag xaw na wute tuuti parce que DER moo ko indi te DER bi ñu njëkkee ñëw il y a 3 ans def naa plateforme bi la woon nit ñi dañuy bindu ci plateforme bi ñu tontu la soit ñu jox la wala ñu bañ a jox mais bii ñoom dañu gis ne boobu am na limite maanaam am na fu mu yem ndax doo communiquer ak ñoom c'est pas rétroactif ñoom ñu ne nañu ñëw ci gox yi gox gaan yi ñu jox leen local ñu toog fa ñu bind maire Aliou Sall signé ak moom convention AMS ba pare ñëw Guédiawaye ne ko nag dañ la ciblé comme ville test comme département test dañu bëgg ñu jox local ma ànd ak ñoom wan leen local bi nañ koy waaj a defar bu ñu ko defaree nañ jël benn xale teg ko fa ñu jox leen benn xale ñu ñaar ñu liggéey fa xam nga déjà loolu c'est concret ba bu ñu démarré loolu nag ñu commencé financer femmes yi donc ci loolu la ñu nekk ñu ngi wër di wax ak femmes yi di leen préparer ñoom dañu wër a ñëwaat encore ñoo nañ fi benn yoon rencontre ma waxtaan ma expliqué ni muy demee dañ fi ñëwaat semaine prochaine ñu dajale femmes yëpp ñu gën a wax signé ñoom convention yi loolu naa ci ñëw ci en détail bu bëggee mais ñu bëggoon xam yan façon financement yi mën nañu xam turu financement yi ba xam dafa am ay façon ñaata financement moo fi am. waaw ñoom bi ñu indi DER moo ko indi ñu ngi ko tuddee nano crédit. nano mooy bi gën a tuuti. am na micro crédit am na nano crédit micro crédit le permettage de def CMS Cofina mais bu ko gën a tuuti nag mooy nano crédit ñoom foofu lañu démarré maanaam dañuy ñëw ci gox bi dem ci marché yi. xool ñuy jaay lujum wala jën wala cantine wala ki nekk ci buntu këram sax di jaay gerte caaf. wala beñe wala akara wala fataaya. ñooñu ñuy jàppale bi nag mooy lan dañuy commencé ci ceew ci ñaari junni ba ci juróom-benn téeméeri junni. juróom-benn fukki junni 300000. ci 5%. maanaam bu la joxee 100000 yaa ngi ciy teg 5000. bu la joxee 10000 yaa ngi ciy teg 500 fois. ñooñu la ñuy financé donc financement boobu li ci particulier innovant mooy da nga koy rembourser chaque jour. maanaam yow yaa ngi jaay yaa ngi am weccet da ngay jaay di fay su joxee ñu dolli. da ngay dem verser yi quoi. waaw doo verser parce que dañuy créer benn plateforme. li ñuy def mooy bu ñu ñëwee
da ngay bokk ci groupement Germaine day bokk ci groupement boobu bokk bu boole groupement yi ci commune bi def ko fédération man présidente ñoom ñu signé fédération bi convention Germaine bokk ci groupement moom la ñuy lebal parce que dañ ko boot. moom mooy gàddu. waaw fédération mooy gàddu ak groupement bi. mais Germaine la ñuy jox. comme bokk na ci biir ñoom xam nañu mi ngi ci biir doon na natt ci ñoom. loolu garanti la déjà ñu jox ko pour mu liggéey. ñu xool aussi que ni am na taabal am na place kii war naa mën a fay au jour le jour ñu jox ko ca la mu bëgg muy fay amul caution amul dara. day am enquête bu am wane ni fi sa bërëbu liggéeykaay ñëw nañ fa. waaw par exemple tey bu ñu lay financé bu Germaine ne bëgg na dañuy dem ba ci moom ñu ko fay jaayee ne fi lay jaayee ñu xam parce que information de possible dafa am solo pour éviter rek nga jël xaalis ba fay defoo dara. ñoom dañu bëgg kuy def dara ñu renforcer la. commencé yow ci 10 000 50 000 100 000 ba 300 000. à 5%. foofu aussi li ma ci wax mooy. 5% yooyu. xam nga wax naa fa fédération bu ñuy taxawal. bu ñu la joxee ñaari junni nga teg ci téeméer. téeméer bi dafa am fu muy dem 300 francs yi DER moo ko moom 100 francs yi fédération bi moo ko moom beneen 100 francs yi yow booy remboursé doo dem ci kees ga fi nga toog ngay toog Orange Money nga koy fay. donc frais yooyu mooy 100 francs yi. yeneen 100 francs yi dajal groupement yi dinañ ko denc tous les 3 mois dinañ ko delloo. boobu financement boobu rek moo am wala amal na yeneen waaw am na beneen guichet boobu guichet la beneen guichet bi mooy ñoom dañuy jël xaalis def ko PAMECAS Cofina IMSEC soo soxlaa projet bu jëm yooyu su 300 000 jëm ba peut-être 5 millions comme DER rek ñu defal le dossier foofu nag PAMECAS mooy wax ak yow nañ la sa garantie looy liggéey ñëw enquête xool ñëw sa kër xool boo bu jaree ñu jox la parce que yaa ngi ci activité ñu jox la nga liggéey boobu moom da nga koy fay chaque mois waaw ok ça dépend ci limu xaalis bi waaw ça dépend ci limu xaalis ak activité bi ngay def activité bi ngay def waaw voilà léegi ñu gis ni tey état Sénégal DER bi réforme yi dafa pare par rapport ak ni ñu doon joxe xaalis bu njëkk DER bi dañuy ñëw comme laaj la rek comme yéen yi nga expliqué mais léegi dañu ciy gis ay plateforme gis ci ay yoo xam ne da ngay inscrit ci benn plateforme pour mën a ñu mën la mais inscription bi dafa xaw compliqué ñu bëgg a xam ba xam est-ce que financement yooyu plateforme yi ñuy wax loolu waaw ci plateforme bi la toujours parce que wax naa la fédération wax la groupement wax la personne ku bëgg ñëpp dañu nekk plateforme bi mooy profilage maanaam dañuy ñëw Guédiawaye ñu tànn groupement yëpp dafa leen compte tànn fédération bi dafa ko compte fédération li muy am ci xaalis ñoom dañ koy xam groupement bu ci nekk ka fa leb nekk membre ñoom dañ koy xam parce que bu ñu cliquer ci groupement bi ci compte bi rek xam Germaine la mu jël ndax fay na wala fay donc ñëpp day delluwaat ci plateforme bi dañuy gën a mën a gérer plateforme bi mais de manière très décentralisée dañu ñëw ba Guédiawaye ñu jël waa Guédiawaye dugal ci plateforme bi dañ gérer dañ accompagner comme ça ñoom ñuy màgg ndànk-ndànk loolu mooy innovation bi plateforme bi toujours mu ngi ci mais dañ koy gën a yaatal gën ko tas ci askan bi kon ñu gën a ñëw renforcer mooy profilage bi ngeen ci bi ngeen commencé liggéey ci kii boobu ci ñi ngeen financé gum mën nañ xam est-ce que am na ci ñoo xam ne gisul nañ seen bopp ba réussir daal. bi moom commencé yu passé yi quoi yu passé yi mënaguma ci wax parce que liggéeyuma ci woon. vraiment ñoom sax dañ ciy def ay jàngat gis ni am na ci ay tolof ay jafe-jafe moo tax ñu xaw ko sur ça tuuti pour ñëw jublu ci bii parce que bii moom da ngay gis nit ki fa mu nekk nga gis jafe-jafe yi gis ay possibilités am nga jox mën ko topp. bokk la ki nga xamante ni day nekk fongo lemi rek dugg ci plateforme bi doo ko xam nga jox ko kooku xam nga c'est pas tellement waaw c'est pas ça mais bii moom dañ lay gis ni yaa ngi marché Xelcom yaa ngi marché Ndiaye ñu mën la topp saytu la ba xam ne yow mi yaa ngi jaay ñu jox la Omar Niass dañuy dem seetaan benn vidéo bi nag vidéo la boo xam ne ay question la yu jigéen doon ay jigéen yi maa ngi leen di nuyu bu baax waa Guédiawaye TV émission leeral man la madame Niang Ndeye Jamiatou Konté di présidente réseau femmes suñu kaddu ci dëkk bi jiital ci nuyoo bi président Omar Niass di amoon lu ma bëgg a leerlu rek ci DER bi di laaj sama réseau bu fekkee ni dañoo jël ci prêt yooyu ku ci fayul ban charte la ñu teg ci sa kaw loolu laa soxla woon xam. la nga tontu ki nga xam ne mi ngi laaj ci li jëm ci li moom bu fekkee projet bi fayit na. waaw lan mooy conséquence. waaw conséquence bi moom projet bi du gaaw a fayit. moom kii posé question boobu. du gaaw a fayit parce que boo xoolee dafa am double garantie la fédération. ak le groupement. ku bëgg a liggéey rek mën nga liggéey tu sais pourquoi parce que garantie bi fu mu féete mooy yow boo bokk ci groupement. da nga ci natt nga fa déjà mooy li famille def rek soo bokkee yaa ngi ci keesu alamaan bi yaa ngi natt sa xaalis ma nga fa donc ñoom ñoo lay garanti ñooy téye xaalis bi ne lebal mu ne soxla 50 000 ñu jox ko 50 000 parce que am na ko fa du bu fayal donc xaalis moom la ñu jël fayal ko parce que li ñuy bañ mooy mu bokk ci groupement lor groupement bi parce que am na foofu boo xam bu fa eggee taux de casse la ñuy wax groupement bépp ay génn bu ñaar ñett jëlee fayuñu rek ñu ne groupement bi gën leen pour éviter loolu nag yow sa xaalis ba fa nekkoon ci la ñuy jël fay fa DER beneen levier bi mooy 1% bi ñu jox fédération bi ñoo ko moom
bu nee ba mu métti ci ñoom mu ñëw fay jël xaalis bi ñu am fay fa. ok donc ku bëgg a liggéey moom mën ngaa bañ a daal. mais dañu gisaat ci projet yi ñu gis si jigéen ñi ngeen ci gën a tudd góor ñi nag. góor ñaa ngi ci. parce que jigéen ak góor la xam nga DER FG la ñuy wax femme et jeune. mais jeunes yi nag moins de 40 ans la. moins de 40 ans. moins de 40 ans la kooku moom DER moo mel noonu président noonu la ko tëggee donc fépp mu dem boo amee 40 ans bokkoo mais ñun Guédiawaye ñu ngi jéem a xalaat benn mécanisme avec le maire Aliou Sall pour xool nan la ñuy fexe ba dañuy am tuuti xaalis placer ko dans une banque def effet levier c'est possible. tu as 40 millions wala 50 soo ko logé mën nga am 150 millions nga financé ñi nga xam ne am na plus de 40 ans parce que ñooñu aussi xam nga projet DER c'est pour créer des emplois mais am ñoo xam ne am na plus de 40 ans ñoom ñu créer des emplois. waaw mais man mën naa ci wax ba jàpp ni erreur la pour état Sénégal parce que moins de 40 ans mooy étudiants yi pour man. mooy élèves yi waaw. mooy élèves yi. waaw pour man élèves yëpp ñu ngi soxla ay bourses ak gën a yokkaat seen njàng loolu lañ gën a soxla. parce que am na ay question bi ñu defee ay micro trottoir. mais gars yi li ci ëpp lu ñuy wax mooy pourquoi Macky Sall ne moins de 40 ans moins de 40 ans mooy ki nga xam ne élève bi nga xam ni moom mi ngi nekk ci digg jàng nekk ci digg ut xam-xam ñu financé ko pour man. ki nga xam ni ëppal na 40 ans ki nga xam ne matal na 40 ans jëm kaw pour man kooko gën a neex a gën a jàppale que financement mais ñi nga xam ne ay élèves lañ ay étudiants jeunes yooyu di góor ñooñu di góor ñi ci ëpp tey ji boo leen joxee comme par exemple financé na lu toll ak 2 millions wala ñu teg seen benn projet bu 2 millions ou 3 millions li ñu njëkk def jënd scooter wala louer benn AP nekk fa di fo ma gis ni ñooñu école bi est-ce que mënuñu woon renforcer seen jàng gën a yokkaat seen bourse yi man pour man loolu moo gën a nekk ci léegi financement yi ma xalaat ni est-ce que tamit yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci terrain bi yéen a gën a xam gars yi terrain bi ni mu demee xam ngeen maxaali mi fi liggéey xam ngeen diw mi fi liggéey xam ngeen ñi fi créé ay petite entreprise pour man te ñooñu ñi si ëpp boo waxee tuuti ñu egg ñu passé 40 ans yi di dem léegi est-ce que état bi jaratul tamit mu sóoraale ni ñooñu mataluñu 40 ans ñi nga xam ne ñu ngi yem ci buntu 40 ans wala mataluñu 40 ans ñooñu ñooy étudiants yi li ci ëpp jeunes yi ñu ci ëpp étudiants la. waaw li nga wax am na solo trop mais xam nga état bi DER rek na ko fi FONGIP mu ngi fi. FONGIP waaw loolu laa doon laaj baax day financer plus de 40 ans am na mécanisme fonds yu bëri d'ailleurs loolu moo waral sax forum bi ñuy def waxe naan c'est pour que nit ñi xam mécanisme de financement yi fi nekk source de financement yi y a pas que la DER FONGIP mu ngi fi banques yi am nañ ligne de crédit yoo xam ne dañuy financer ba 60 ans yooyu moo tax man na sànq man la il faut collectivités yi am ay xalaat bi mooy ñu jël ci fonds budget yi déposé ko ci banques yi boo fa defee 50 millions mën nañ cee 30 wala 50 muy 100 nga financé ñu am plus de 40 ans bu ko ñëpp defee rek problème fonds dootu amati loolu lañ bëgg a def uni à Guédiawaye avec la BOA bu ñu génnee de l'argent logé ko nañ mën a financer ñi nga xam ne loolu dinañ ci ñëw waaw loolu dinañ ci ñëw muy from bi léegi dama gis ni structure yu bëri ñu ngi fii soxla nañ ay formation ku mel ni sunu genre yi soxla nañ ay formation soxla nañ ay espace soxla nañ ay matériel yeneen entreprise yi nga xam ne yëngu ci côté digital wala communication est-ce que yéen a ngi ci liggéey ak ñooñu. bu baax xam nga Guédiawaye dafa am benn politique de jeunesse boo xamante ni tàmbali nañ ko léegi parce que mënuñu ko bañ a tàmbali. politique boobu fi ñuy sukkandiku mooy am nañ centre de formation bu nekk fii ci Amo 6 station bi dañ ko tabaxoon jotuñu ko mettre en service. bi mu waxtaanee maire ma ne ko jox ma ko ma mettre en service. ñoom benn waaye boo xamante ni dafay ñëw proposer la formation ci module yu bari bokk na ci menuisier yi mécanique électricité bâtiment froid climatisation maanaam réparer frigidaire wala clim automatisme vidéo surveillance interphone yëpp donc dañ ko nar a def restauration pâtisserie dañ ko nar a def bokk na ci art et métier yow li nga xam ni dañ ko dugal ci art et métier bokk na ci digitalisation laa ci ñëw ce matin rek am na partenaire bu fi ñëw boo xamante ni ci loolu lay yëngu mais envoyé moo ko mu ngi fii ci am bagage yàgg na la sax fi la ko bàyyi dem centre boobu ville moo ko moom dañuy fexe former ci xale yi fexe ñi nga xam am nañ projet ñu coacher leen encadré leen incuber leen wax nga fi ñu ngi wax nga fi maaxaal wax nga fi Guédiawaye info ñooñu la ñuy dajale parce que ñoom ñooy yëngu ci communication parce que ñun léegi bala ñuy communiquer dañuy communiquer fii ba pare mooy li tey parce que module boobu dañ koy gën a renforcer art et métier lañ ko tuddee communication ak digitalisation gën leen jël leen
dugal leen ci centre bi coacher leen capacité leen ba ngeen mën a communiquer ci li ñu bëgg a def ci Guédiawaye parce que bala ñuy communiquer ci feneen léegi fi lañ koy jóge bala ngay communiquer nag da nga koy mën am équipement bi effort yi ngeen di def jël seen xaalis di jënd matériel bi mais dana war a jàppale parce que li ngay def ni tey émission bi kër koo koy defal askan bi xëy na doo ci am dara waaw donc ku la jàppale wu la askan bi lay jàppale moo tax moo am solo centre boobu ñu ubbi ko man yàlla def na même pour le moment sama loxo la ko teg mais naa ko gën a ubbi ci nit ñi dama ko delloo nit ñi dama ko yaatal ku ne indi say expertise say compétence li ngeen soxla ñi ngeen di former ñi ngi fii man xam naa ne am na ñu nekk fii mën na leen former ci digitalisation ñooñu lañ indi ñu capacité leen fii ngeen gën nekk des communicants yor ay groupe de presse de proximité am ay réseaux sociaux muy dox foofu lañ jëm donc loolu mooy incha allah organisez vous rek ngeen ñëw vraiment ñu xool fan ngeen bëggee foofu lañ jëm parce que aussi yéen bu créer des emplois là foofu tey équipe la indi 4 à 5 personnes c'est des emplois ku ne la nga yëngatu am na ñeneen ñuy monter foofu waaw entreprise la 2 personnes yi foofu di monter entreprise audiovisuelle naa ci gën a waxtaan nag ki fi ñëw ce matin monsieur Thiam il vit à Paris ñëw na pour ñu waxtaan ci digitalisation il est en train de faire d'excellentes choses au Sénégal te bëgg na commencer Guédiawaye donc nañ ci gën liggéey est-ce que financement yi ci liñ ne dugg na gars yi dañ doon wax date bi dañ koy arrêté le 5 lañ koy arrêté le nangam lañ koy arrêté est-ce que naka la demee quoi parce que kañ la commencé ak fan la yem ak financement bi waaw mooy financement yi commencé gul ñoo jox nañ leen local war naa sànq waa ji mun ma may ma maa ngi ci àll bi su ma ñëwee dama ko defar ñu mu fay defar day peinture rek carrelé def guichet bi ñu commencé ñun léegi ñoom bu ñu ñëwee commencé nañ waxtaan ak femmes yi ñoom dañuy ñëwee taxawal fédération yi ci bis bi mën ñëwee taxawal fédération yëpp signé convention yi le lendemain ñu commencé financer donc c'est pas compliqué léegi gars yi nee nañ affaire yi tamit dafa am politique a ci nekk élection yaa ngi waaj a ñëw gars yaa ngi di ay financement léegi nag loolu ñun am na luñ ci xam mais comme question la ñu gars yi di yónni léegi ñu bëgg a xam politique boobu noonu ñu leen di wax noonu politique bi xam nga ñuy politique moom bu la neexee politique mais waa président Macky moom su doon ni ku daal day politique tamit daa pas le choix parce que xale yi gënoon ci mbedd mi temps yi dama naa ni war naa poussé sax bu def lii parce que xale yi gën nañu te bu ñu gënee ku ne jax nga ku ne am nga jaxaay parce que sa doom mi ngi ci biti sa oto mën naa tàkk sa kër et cetera donc xale yi bu yàlla def ñu toog rek toog boobu nag lii moo koy saafara président jël initiative emploi policier ngi jël gendarmerie mi ngi jël enseignant yaa ngi jël xëy na bu ñu ko njëkkee woon lii du am mais heureusement def nañ ko donc na collectivité yi dugal ci seen loxo maintenant buñ la falee ngay nekk maire yow yaay liggéey bu fekkee ne la ngay def da nga koy def nii da ngay politique man de xamatu ñu dara defal ba élection yi ñëw parce que dans tous les cas il faut nga def ku bëgg a toogaat di nga def ku deful dara nag doo toogaat waaw donc politique moom peut-être dans 6 mois la 7 mois 8 mois mais egguñ ci pendant ce temps nañu fexe quelques jeunes am nañu jëf am xaalis jigéen ñi liggéey yóbbu ci kër yi parce que jigéen ñi bu ñu amee xaalis ci kër yi lañ koy indi xale yi bu ñu liggéeyee am salaire seen kër lañ koy indi donc nañ travaillé ci loolu ba fay élection moom dina am yi ala ku daani fonction publique bi nan lañ ci mën a gisee parce que gisoon nañ ci ay benn plateforme boo xam ne pour ñu mën la recruter ci fonction publique il faut que nga def lii comprendre foofu ci plateforme yooyu waaw xam nga fonction publique bi dañuy dajale l'ensemble des besoins de l'administration sénégalaise doo ko ci plateforme bi ministère yi ñu soxla yëpp police gendarmerie dans l'armée di nga gendarmerie lu jege 5000 volontaires bâtiment bu mën leen bëgg a jël donc loolu lañu compilé tuddee ko les 65000 emplois yi nga xamante ni état dafa nar a créer pour les jeunes mais loolu doyul parce que bi ñu fi waxee 5000 enseignants ñaataa ñëw 175 personnes ñu ne dugg ci bi plateforme bi nga xam ne ëpp na donc état sa vocation c'est pas de créer des emplois ña ñooy créer emploi le secteur privé yow li ngay def nii yow la ñuy dooleel nga jël ñeneen di leen fay c'est ça un emploi mais du état mënul jël nit ñi rek c'est pas possible dans les pays développés c'est le secteur privé qui crée des emplois Macky Sall xam na loolu donc il faut nit ñi am initiative ñu financer leen ñuy liggéey jël ay nit di leen fay loolu mooy développé dëkk mais du ku ne xaar état kon dëkk bi du dem léegi dañuy dem ci From bi dañuy dégg From bu ngeen waajal waxi naan Nimzatt xëy na du yow yaa ko choisir sax mais askan wi ñoo bëggoon From bi waa habitants des waxi naan ñoom ñoo soxla woon From bi booy seet sax maa ngi nuyu wàlle Serigne Gueye Aliou Diallo Mbaye Prési ne ma il faut que ñu am loolu parce que loolu dafay gën a defal communication pour wàccaay bis bi parce que ñun ñëpp lépp lu ñu yor pour askan wi la suñ ci mën a def suñu waxtu ak nañ ko def ñu dugg direct ci From bi lan la mën a apporter askan bi ak From bi lan moo ko tax a jóg waaw From bi xam nga collectif des habitants de Wakhinane ci ñoom la jógee parce que man bi ñuy def réunion sax fekk moo ko bi ñuy réunion yi Massour Diop Assane woo ma ni ma mais précis fekk ma dama randonnée gars yi da réunion gis ñu ne man ne waaw dama empêchement mun ma wax nañ ba ni yow yaa ngi liggéey ci ay
projet yu bari. bu ñu soyoon nga ñëw ñu waxtaan ci. wax nañ sax idée organiser benn forum. ma ne ah loolu du baax. ma woo seen Guèye avant may commencé sax mun ma directeur forum lañu bëgg a def comme nga xam ne ci askan bi la jógee ñëw ci ñun. comme ñun aussi man amoon naa bébé boobu ci département bi. ma ne pourquoi niveau du quartier. te yàgg ngaa organiser ay forum. waaw ñoo ngi organisé. ma ne nañ ko def ci quartier bi d'abord. suñ ko defee muy màgg dem parce que wax naan c'est un grand quartier 6 zones la yoo xam nga ci dara fa nga juddoo fa nga yaroo ca problème yaa nga fa. xale yi liggéeyuñu amuñu formation xamuñu fu ñuy jaar amuñu fu ñu teg seen tànk. mais yi ñooy jóg xale yi paa yi ñii dee nañu ñii retraité nañu ñii feebar nañu donc xale yi ñoo fi nekk. man leen ko nañ def forum bi li ñu ci jublu rek mooy fexe ba génnee xale yëpp xamal leen levier yi fi nekk. par exemple tey wax naa fi DER. commencé nañu sensibilisation bu ñu demee ci zone yi dañuy waxtaan la mooy DER. wax naa centre de formation bi nga xamante ni jàpp naa ne avant forum bi sax mu démarré parce que ubbi nañ ko ñoo ngi koy nettoyé léegi ñu équipé ko commencé formation bi te ki fi nekk dina ñëw ci forum bi wax la muy def ci centre bi. wax métier yëpp ba mu jaw il va venir invité nañ ko jot na ko il va venir expliquer ce que le centre fait pour les habitants de Guédiawaye. FONGIP ñëw DER ñëw ANPEJ ñëw ANAMO ñëw ku ne wax lu ko tax a jóg ci jeunes yi. déjà xale yi xam nañ loolu. ñoom partenariat ak ñoom bu fa jógee taxal benn commission technique de suivi nga xamante ni dañuy topp ku ci nekk xool njëriñ bi nga amal jeune quartier ñu fexe ba ku ne gis sa bopp. bu dee formation ñu gis suñu bopp bu dee concours police lu mu mënti doon ñu informer xale yi coacher leen ancien militaire yaa ngi fa ancien gendarme ancien douanier yi mën nañu préparer jeunes yi ba nga xamante ni suñ ku ci def ci concours yàlla mën na sutural loolu mooy tax forum bi jóg dañ ko bëgg waxtaanee kese du loo xamante ni c'est politique wala non lu yem lay doon. mais forum bi mooy waxtaan la boo xam ne experts yi borom xam-xam yi màcc ci loolu dañuy daje kenn ku ci nekk ñu expliquer naka nga mën a def ba bénéficier wu ci loolu. waaw bu ne expert sax day xaw compliqué day waxee ku nekk lan la sas ci wàllu xale xëyum ndaw. nga ñëw wax ko. DER ñëw ANPEJ ñëw ANAMO ñëw Sénégal service bi ñëw les collectivités ñëw ku ne wax la nga nar ñu xam ko comme ça xale bu nekk ñu am fu ñu orienté ñun mën nañ ko loolu mooy suñu liggéey. mais léegi formation yi nga wax ni yéen a ngi waaj a démarrer balaa forum bi. dara forum bi waaw loolu formation yooyu formation yan ak yan moo fa nekk yan. wax naa ko sànq y a la mécanique. la menuiserie. électricité bâtiment. bâtiment yi te du yàgg 6 mois la. plombier tey boo bëggoon plombier da nga naa waaye ku fi plombier da nga koy xool. c'est pas évident. c'est pas évident waaw. froid climatisation oto yi tey sama oto bi clim bi dafa yàqu mais pour nga gis ko mën defar problème la. yombul yooyu lañ bëgg a former. automatique chaudronnerie. menuiserie métallique nga xamante ni buñ la formé soo génnee foo dem da nga liggéey isolation thermique yëpp dafa nar a formé. mais loolu day laaj ngay am ay diplôme la. laaju ko certificat rek. c'est comme bac ngay am wala. non certificat rek. certificat ba boo amee bac c'est bien mais certificat ba brevet âge boobu la ñuy soxla âge bi daf ci am solo. entre 12 13 14 15 ba ñu formé la nga génn boo amee le permis de conduire koo ñëw ni ko dama bëgg a liggéey dana xam ne am nga métier. nga mën dimbali mais wutal ma liggéey ba pare père dama bëgg a liggéey loo mën def mënuma dara kooku. c'est ça l'employabilité loolu mooy employabilité bokkul emploi. employabilité maanaam nga nekk situation d'être employé. tey caméraman bi tey da nga xam ne kii mën naa filmer mën naa monter kooku bu jëlee mën liggéey la mais boo ko nee montage mënuma ko boo soxla monteur doo ko jël. déedéet léegi ñu gis ni waxe naan indi na benn idée pour demander la pour nga mën a def forum boobu est-ce que yow tey jii waa Sam Notaire wala waa Golf Sud wala beneen secteur bu la demandé woon forum tamit dina mën a am forum foofu. waaw wala sax ñoom ñu ñëw c'est ouvert. wax naan la c'est vrai. ah kon ubbeeku na pour ñëpp daal. mais mënoo ku ñëw nga ne ko doo bokk. il faut que nga. du waa waxi naan rek. waaw wax naan ñoo koy porté. bu ñu ñoo porté projet bi waaw ñoo koy porté mais c'est ouvert c'est open parce que keneen mën a jóge feneen ñëw indi la loo xamante ni yow waa wax na amuloo ko. kon Germaine na nga ñëw. waaw tout à fait. ku dëkk feneen ñëw wax xalaat boo xamante ni man waa wax naan xalaatuma ko wala mu liggéey ci loo xamante ni njëriñ la pour waa wax naan donc c'est ouvert. ni nga wooyee ay jàmbur entre guillemets yu jóge Dakar. yor ay service di ñëw di wax ak yow. noonu ngay bàyyee ku dëkk Guédiawaye jóge feneen ñëw. mais inspiration la fait que ñoom ñu toog ni xalaat ne pro forum bi yéen forum boobu lan la leen mën a jëriñ yéen ñi nga xam ne yéenay njiit yi. sentiment de satisfaction. man tey su ma jàppee ci Guédiawaye TV bii. bu mu nekk loo xam ne sud na suñu njort damay am mbégte. dama maa xal yi suñu doom la jabaat la xeex na ba taxaw dara mu dóor sama loxo. noonu kese la suñu devoir la man kenn du ma fay ci loolu parce que damay def loo xam ne dañ ma ko defaloon. dama ko def génération yi moo tax li ñu ci soxla ci xaalis ku ne da ngay cotiser. commencé nañ cotiser déjà. commencement lañ ubbi les gens vont contribuer ba pare ci koñ bi
lettre yi dem na lépp suñu xaalis lañu joxe def ko lettre yi dem. noonu lañ koy jàppee parce que suñu doom lañ koy defal suñu bopp. mais loolu tamit est-ce que tamit les maires jàpp nañ ci front boobu comme maire bi nga xam ne ñoom ñoo yor askan wi ñoom ñoo yor population bi formation bi képp ku ko def mën nañ ni lépp lu fiy jëriñ ci ay jeunes yoo xam ne am nañ ci xam-xam am nañ ci liggéeyukaay ci ñoom lay jëriñu est-ce que ku mel ni maire Racine Talla wala yeneen maire yi dugal nañ seen loxo ci front boobu. waaw xam nga bind nañ leen. lettre yaa ngi doog a dem lundi bi la dem. mais jàpp naa ni ku ne dañ ci dugal sa loxo ci ñaari fànn. mooy jumtuwaay yi d'abord maanaam financièrement parlant parce que laaj na budget. ku ne dañ ci jàpp. beneen bi ku ne la nga nar ci xale yi di nga ñëw wax ko. déjà ñoom il faut le faire parce que wax naa mënu ko bañ a def ville mënu ko bañ a def parce que ñun ci kii yooyu la nekk. mais dem bëgg dem la lettre yi dem on attend que ñu relancer leen pour ñu ñëw mais ils vont venir dañ ci dugal seen loxo bu baax parce que ñoo ko moom. ñun li ñuy def ñoo ko woon def sax ñoom. mais Omar Niass ñu ngi lay jaajëfal lan laa bëggoon laaj te laajuma ko loo xam ne fàtte naa ko te buñ ko waxee askan bi dina leen njëriñ. waaw di wax ni Guédiawaye dafa toll foo xamante ni dafay dem ci kanam. man dama nekk ci mairie ville. yor benn direction ba stratégique. am 22 ans d'expérience. gis dëkk bi fa mu tolloon fi ñu ko indi ak fa mu jëm. waxuma pour kenn damay wax pour sama bopp man. dëkk bi day dem. la mi ngi avancé yéen kenn xalaatul woon tey ma xaali yow un jour ab télé ñëw di filmer. wala toog di poser question. waaw ak Doro. ak Doro 104 FM. xale yi ñoo porté combat bi. ñun dañuy jéem a d'abord rek parce que am na lu ñu rëcc. mais yéen yóbbu dëkk bi. wala nga yóbbu dëkk nag dañ lay déy. dañ lay déy. man damay wax di déy damay déyaate boo gisee Facebook su ma waxee damay déy nit ñi pour ñu xam. du ma polémiquer. damay wax li nga xam ne dama xam ne li day ñëw forcément day ñëw ñu ngi ci. dëkk bi moo nar a changé xar kanam. BRT bi wane na ko. ba pare nga xam. nit ñi dañ jógee Dakar daw di liggéey si fii. dañ jógee Dakar yor seen télé indi ko fii. dañ jógee Dakar yor seen oto indi ko seen école samp ko fii. parce que climat bi moo gën a neex. amutul problème embouteillage. da nga jógee Sacré-Cœur daw ñëw fii rek li ngay réglé. dellu Dakar. nga dem Dakar corniche bi. waaw nga dem Dakar doo am foo garé. tu préfères venir ici. chambre de commerce day ñëw. CGA day ñëw chambre de métier ONP ADPME dans un même bâtiment ñu tuddee ko maison de l'entreprise donc c'est pour que nit ñi dootuñu demati Dakar duuti këyit fii la ñëw. décentraliser affaire yi. voilà ñu jógee fii ci ñu dëkk fii ci ginnaaw Bambilor Sangalkam fii la ñu ñëw. da ngay seen problème dellu bu dem bi dañuy jël gaare fii seen oto jël bus BRT bi dem Dakar. rek seen sport ba pare jëlaat ko loolu emploi la. fu ñu gaare bu ñu ñëwee. il faut ñoom fu ñu gaare. dañu xiif il faut ñu lekk. seen oto dañu ko raxas. dañu xalaat yooyu loolu day créer des emplois. dégg wax bi donc politique yi nañu xalaat ci loolu ak ñun nga xamante ni réceptacle la bus de transit la nit ñi bu ñu wàccee rek dañ naan waa xiif naa mar naa soxla naa lii fu ma gaare woon ana ko ko garder. xaar ma dem ci restauration Germaine. c'est des emplois añee foofu c'est des emplois. c'est des emplois nañu anticiper ci loolu. Guédiawaye moo ko laaj. kooku nag jiitu na leen ñaar yi la. ñaar yi mooy commencé fay. dëkk bi moom lu mu guddi di gars yi di ñibbisi. boo taxee fii ci VDN gis lii aw fi ci oto da nga naan c'est pas possible. te am na temps kenn xalaatu ko. waaw géej gaa ngi nii géej gaa ngi fees dell boo demee. macha allah kon ça c'est votre chance vous les jeunes. ndax xale yi takku def comme yow. ñëw ci forum bi ñu wax leen li ñu xam fi ñu jaar. ëllëg ñoom ñu dem. foofu lañ toll defuñu ko pour positionnement dara dañ ko def pour baaxee xale yi. xam-xam ak xale yu rafet jàppale leen dañ leen war a jàppale. man su ma jàppalee Germaine mii dama ko war a jàppale. waaw. Jama sa goro la xaw ma sa Jama tam yor centre. couture bi Jamil Konté. Jamil Konté. Jamil Omar Niass a ngi nii sa góor a ngi nii nee na daf laa mere parce que moom mi ngi dégg affaire yi. ba ñëw di ma laaj ma ne ko Omar Niass moo yor affaire yi de mi ngi nii. léegi nag devant moom loo koy wax. waaw moom li ma wax mooy jigéen ñi am nañu wàll. mooy der bi. maa ngi ci. waaw ñoom der bi laa leen réservé. ku nekk la nga yooyu xale yi formation la. ak insertion. centre bi may wax nii. dañuy former xale wutal ne ay atelier d'application. ñuy appliquer ñu wutal ne matériel accompagné. C'est important kon Jama dégg nga mi ngi noonu yow Omar Niass yow la gën a jege kap mu ngoog léegi Omar ñu ngi lay jaajëfal. di kontaan ci temps bi ñu jël ci yow. macha allah tey ku disponible nga di ñaan sunu borom yàlla na sunu borom fay la sa xol. parce que li nga liggéeyal askan bi bu ñëpp mag ñëpp defoon ne yow toog fi ñu sa ci garab yi. Guédiawaye du toll fii. kóllëre donc loolu yàlla moo la ko nattoo. kóllëre laay wéyal nag. waaw sama baay la woon sa papa. waaw sama papa ak sa papa la woon. kóllëre laay sàmm de. waaw ci yow waaw. ba ma tooñee sax ma la faale parce que sa papa laay xool. moo tax dañ leen wax tey jubbanti. teg leen ci yoon. ñun def loo xam ne defuñu ko woon. xalaatuñu ko. ëllëg seen i doom yoon def lu raw loolu. loolu muy bu dëkk. incha allah léegi xeex xale di xëccoo fii. non non loolu doxul loolu. dëgg la. donc daal nee na sama papa la woon ak papaam loolu lay xool
voilà c'est ça. C'est ça la vie. donc ñu lay jaajëfal di jaajëfal waa télévision bi ñëpp ñu ngi lay bëggee. parce que biñ ne dañuy ñëw ci yow ñoom ñëpp ñu rafetlu ko. parce que yow sunu kilifa nga. parce que yàgg nga ma taxaw ci ay concert suñuy def suñuy anniversaire bi may nekk producteur. macha allah waaw ngay jël ne ma loo soxla foyer bi. seen théâtral bi. waaw nga ne ma ñëwal jouer su ma benn jour ma am naa problème sax ak ki ma war a fay sa caissier bi ma war ko fay ma ñëw mu ne ma xaali la bàyyi leen ko rek donc yooyu ñu ngi koy sante di la ñaanal yàlla guddal fan wi. amiin amiin yàlla dëgëral kattan gi. amiin yàlla may la jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sa yéene ci Guédiawaye gis nañ ko te yàlla na ko yàlla. amiin yàlla na ko yàlla sàmm. amiin di nuyu sama soxna di nuyu tamit waa Waxinaan Nimzaat waa Waxinaan Nimzaat ak waa Waxinaan commune bi ma ne. di nuyu tamit sunu collectif sunu papa yi. mooy collectif Waxinaan di nuyu collectif des jeunes des habitants de Waxinaan di nuyu tamit Belel sunu grand bi nga xam ne moom moo jiite kii bi collectif bi ñu ngi koy bëggee. di nuyu tamit Papa Diallo tamit mi nga xam ne moom moo yor comité ad hoc bi moom moo téye liggéey bi. ñu ngi koy ñaanal moom it gudd fan moom it ku rafetlu ci ñëw bi ñu ñëw fii. macha allah moom dafa ne ma loolu ma xaalis ba nga ko war a def dafa yàgg. lépp lu information bu def nañ un partenariat nag man ak yow. ak Guédiawaye TV. waaw lépp loo amati lu mën a jëriñ askan wi te askan war ko yëg woo ma rek ne ma indi caméra kese laa soxla rek na ñëw. waaw mu filmé ñu dugal dégg nga. am na benn activité bu ñuy def mercredi de l'économie lañ ko tuddee. mercredi de l'économie. mercredi de l'économie Allah bay koom-koom. waaw. banderole baa ngi nii chaque mercredi ci mois bi benn la ñuy jël. waaw jël benn thème. léegi def nañ ko émission digitalisation. waaw mën nañ ko jël. jeex na mi ngoog émission lay doon sax. day nekk émission boo xam ne après da nga may boole kenn ku koy def. ñu defal ko BA. publier ko jàllale ko ci groupe plateforme yëpp. donc mi ngi noonu partenariat bi gën naa dëgër papa Omar Niass tonton Omar Niass wax na wax ju am solo léegi loolu dañ koy fonk ànd ceeg sunu caméraman Goro Sall ñu ngay bëggee. borom xale yu jigéen ñi borom moom Gora Sall xale yu jigéen yëpp ak association xale yu jigéen ñi moom ñëpp a ngi ci ginnaawam di nuyu tamit sunu monteur yooyu nekk ci télé bi. Maxu ñu ngi lay bëggee ak maam góor monteur ñu ngi lay bëggee di nuyu tamit Germaine ak jëkkëram Rim Dadi di nuyu ñëpp di leen dox dig daje di nuyu tamit Dora moom mooy directeur télé bi directeur technique télé bi. Dora ñu ngi lay bëggee daa daw nag moom ak Ahmed Thioy fan yii ñu nga raay BFM mais ñu ngi leen di bëggee bu baax di leen jox dig daje ci beneen émission leerlu yaakaar naa lii lañ leen indi loon gudd na guddul donc am nañ ci loo xam ne kawe na suñu njort jërëjëf Omar Niass. jërëjëf sañ-sañu dogal lu ñu leen di falee fenn loxo set ci sàcc ak luuba bi ñu leen di dalee njiitu jege people bi di jiite ngir people bi te xam ne amuñu alal ju gën rëy kàttanu people bi mais c'est dommage xoolal Sénégal ay politiciens paria li ñu sàkketoo ci yalwaan lu silmise tuddee ko partenariat lépp fii lépp fee damm seen poos jël bor yëpp gàll suñu loos kon fii ñu toll tey ñoom laa koy jiiñ indépendant